nuyu nañ leen yéen télévision Futurs Médias nuyu nañ leen yéen suñu mbokk internet yi tey yéex a tàmbali gi li ko waral mooy situation ba xew fële ca Mali gis ngeen ki léegi soxna naata ñëw na ceeg Barka Ba ak kii di Abdoulaye Cissé ñëw doon ñu gën a yaatal yéen téléspectateurs yi yéen tamit internautes yi li xew fële ca Mali dinañ ci ñëwaat ma àndi ceeg Merry Beye Diouf li xew ci biir internet bi Merry maa ngi lay nuyu. maa ngi lay delloo nuyu bi Mamadou Ndiaye di nuyu suñu téléspectateurs yi comme à chaque fois. di leen dalal si seen émission lu xew ci biir internet bi tey nag li ñu nar a commencé defe naa ne dëkk bi yëpp ñu ngi koy waxtaanee ndax depuis si suba moom la ñu xëyee ñu ñëpp mu di kaawu Mali bi. kaawu Mali bi actuellement boo demee fële ca Twitter ñu jàpp ni mooy réseau social bi nga xamante ni information yi da nga ko fay am en temps réel hashtag bi Mali la boo ko defee di nga gis information bu ci nekk di ñëw monte donte nag li ñu leen di gën di wax du ñu jóg ci di ko wax ñuy vérifier balaa ñoo partager yenn information yi ndaxte am na ay comptes yoo xamante ni gis nañ ni déjà ñu ngi commencé diffuser ay fake news ci situation yi ak information yi ni muy ñëwee nii actuellement fële ca Mali lan la situation bi demee fële ca Mali en tout cas ci réseaux sociaux yi gisandoo nañu hashtag bi Mali la déjà sur Twitter. waaw si réseaux sociaux yi ñëpp ñu koy daal di waxtaanee li nga xamante ne moo di hashtag Mali parce que dafa daal di am li nga xamante ne moo di mutinerie fële ca camp militaire bu Kati bu camp de Sundiata moom fële ca Mali donc foofu la li nga xamante ne ni tentative de déstabilisation contre le président Amadou Toumani Touré daal di foofu la daal di juddoo daal di éclater actuellement ñu ngi ñuy yëgal nekk ne plusieurs ministres et généraux daal di nañ leen arrêté ki nga xamante ne moo di le nouveau président de l'Assemblée nationale Moussa Timbine moom tamit dañ ko arrêté moom ak ki nga xamante ne moo di ministre malien de l'économie et des finances Abdoulaye Daffé moom tamit nee nañ ce sont des hommes armés ñoom ñoo ñëw seen kër daal di ko jël daal di leen yóbbu li nga xamante ne moo di état-major des armées aussi ñoom tamit ñu ngi sous le contrôle des militaires de la garde nationale bi nga xamante ne colonel Sadio ancien directeur du Prytanée militaire bu école militaire de Kati ñoom tamit ñoom ñoo ki donc évolution bi mi ngi daal di dem à chaque minute ñu ngi koy daal di am en instantané ci li nga xamante ne moo di réseaux sociaux yi ndaxte ñu ngi yëgal aussi que ne des véhicules militaires ñoom ñëpp ñu ngi daal di dem li nga xamante ne moo si département de la défense et que chef d'état malien Ibrahima Boubacar Keïta moom ñu ngi ko daal di réfugié dans le camp des forces des Nations Unies au Mali donc loolu yëpp ñu ngi si am na sax bi nga xamante ne moo di envoyé spécial aux États-Unis Peter Am ñoom tamit daal dina def benn tweet boo xamante ne ñoom nee nañ que les États-Unis s'opposent à tout changement fële ci dëkk bi ñu naan Mali. mooy image yi ngeen gis nañ léegi ci page Facebook bu ambassade bu Mali yi nga xamante ni mi ngi ci Facebook bi gis nañ déjà ñuy alerter seen ay citoyens mooy gis nga message bi nga gis ñu leen di wax ñu ku ci nekk actuellement réew ma situation bi ñu toll mooy ku nekk na des ci këram. ndaxte yëf yi wóoratul loolooy warandi actuellement ci réseaux sociaux yi muy Facebook Twitter wala Instagram foo dem yenn site d'information yi ci bale ñu ngi relayer la xew fële ca Mali am na ay images yi nga xamante ni jot nañ ko gëstu bu baax mu leer ñu partagé ndoo ko ak yéen téléspectateurs yi li xew ci biir internet yi li ko waral tey mooy la xew fële ca Mali mën nañ leen dégtal images yi ñu jot a jot ci suba si ñu ngi ko récupéré ci Twitter. mu nekk ay vidéo amateur yoo xam ni ñu ngi koy partagé ci réseaux sociaux yi surtout ñun nag duñu leen wan ay images yi nga xam ni vérifié wuñ ko si ñu ngi ko jëlee ci ay comptes yu ñu jàpp ni wóolu nañ leen lool ci compte Twitter hashtag bi Mali la actuellement wala hashtag bi Bamako boo demee Twitter di nga gis ay information yu ci nekk ku nekk di partagé mais ñuy vérifier balaa ñoo partagé ndaxte situation yi fu mu toll nii partagé yenn information yi wóoratul d'ailleurs ñi ñuy wax ñu ne doomu président bi dañ ko jàppoon gannaaw ba moom mu démentir ci réseaux sociaux yi gis nañ
ko ñi ngi topp xibaar boobu fii ak émission bi di jeex dinañ ko gën a fësal wan leen ak équipe digitale bi nekk ci ginnaaw ñoom tamit ñi ngi góorgóorlu bu baax di ñu am information yi en temps réel gannaaw bañ ci ñëwee léegi ak naata mu ànd ceeg Barka Ba ak kii di Abdoulaye Cissé xibaar bi benn la mooy la xew ca Mali Twitter ak Facebook ak fépp ñëpp ñi ngi partagé li xew fële ca Mali situation bu compliqué. waaw Mamadou comme ni nga ko waxee rek ni ñu daal di def très attention parce que si genre situation yi la ñu bëre di daal di profiter pour def li nga xamante ne moo di ay fake news daal di gën a jaxase wala daal di gën a lëmbee li nga xamante ne moo di situation bi léegi nii li ñu ne ndax dañoo jël doom ji daal dina ko démentir même moom sax dañ ne woon nekk ne daal dinañ ko jàpp mais li nga xamante ne moo di cellule am dafa daal di def benn démenti daal di ne non jàppuñu ko et que benn ancien chef d'état-major moom moo daal di orchestré li nga xamante ne moo di mutinerie bi. colonel Diaw moom ngeen gis moom la ñu duppee ni moom mooy nouvel homme fort moo nekk ci ginnaaw yëngu-yëngu yu am foofu ca Kati nekk quelques kilomètres bu Bamako soriwul yëf yi diggante Bamako la ak Kati donc loolu la situation bi demee loolu lañ leen doon ubbeelee tey li xew ci biir internet yi li lëmbee actuellement mooy li xew fële ca Mali ak vidéo yi nga gis ni vidéo internet yu bari ñu ngi koy partagé actuellement ku nekk di ci joxe sa xalaat ci situation bu ñu mel li ko waral mooy coow li nga xamante ni seetlu nañ ko ci depuis ca weer yi ñu génn ak mouvement M5 bi nga xamante ki ko jiite di imam Dicko ak coow yi nga xam ne ma nga fay jublu marche yi nga xam ne ñu ngi ko doon def li nga xam ne yëpp lëmbe na li xewoon ca Mali tey nag situation yi dafa gën a empiré gis nga ko IBK ak imam Dicko mi nga xamante ni ñoom ñaar ñoo doon ànd démb tey ñu féewaloo li ko waral imam Dicko moom nee na dafa gën a bëgg a bàyyi xel ñii di jeunesse malienne bi situation bi foofu la noonu la mel foofu ca Mali bu ñëwee ci Mali nag ñu ñëw Sénégal ndax lu internet lu mu metti ci Mali am na lu xew Sénégal. waaw lu xew Sénégal moom la ñu waxtaanee démb Mamadou mu di kaawu Mbissane da ngeen bu leen fàtte ne que démb rek daal di nañ leen wax yéen internautes yi yéenay daal di répondre à la question bu ñu leen posé maanaam est-ce que kaawu Mbissane bi dëgg la wala du dëgg est-ce que loolu lu ñu doon joué la. wala lu ñu dul joué. internautes nag dañoo dégg daaj. parce que daal di nañ def enquête bi indi VAR. mais ñoom ñoo ñu defaral lii. waaw pour mu leer démb dañuy bañ fiy jógee dañoo waxoon ne situation bi nga xam ni gis nañ vidéo bi ñëpp di ko partagé mooy ki àndoon ak ki ñu supposé ni dafa àndoon ak jabaram jëkkëram ak jabar ji voilà jëkkër ak jabar ñu àndoon benn journaliste ñëw di leen interviewé jëkkër ji avoué en direct devant les caméras ne dafa mos a trompé jabaram coow loolu nag jiwoon fii ay partage yu bari ci réseaux sociaux yi ñëpp di ko partagé ñu ne dëgg la wala du dëgg démb ñu bàyyi woon fi suspense bi yëf yi Mbissane yi dëgg la wala du dëgg lii la ñu internet yi defal maanaam dañoo defal benn vidéo compilation boo xam ni pour leeral nga ñu soxna si ak Mbissane ci boppam ak journaliste ba ak équipe ba nekkoon ci dañ doon wut buzz rek la wala du buzz. émission la daal boo xamante ne ñoom dañ ko daal di duppee seen chaîne. donc te émission bi vidéo bi ngeen gis mooy émission numéro 1 bi moom mooy maanaam numéro 1 bi. donc moom la ñu daal di dugal biir YouTube mais comme internet yi ñoom dañoo xam VAR. dañu mën a dem jëli ji li nga xamante ne moo di information comme ni ngeen ko gisee ci image yi ñu ngi leen koy wan ki nga xamante ne moom mooy jouer rôle jabar ji. mooy ci couple ki kooku actrice la mi ngi daal di jouer ci ay pièces de théâtre yàgg na ci li nga xamante ne moo di mouvement acting bi. donc waaw ñu génnee ko ay VAR moom ak ki nga xamante ne moo di intervieweur bi maanaam journaliste bi ndax jamono jooju amul woon ay rasta tuuti boobu bi xawoon na sëq waaye léegi gis ngeen ko bu baax ci photo yi que ne daal di na nekk moom Mbissane moomu tamit ci boppam moom tamit acteur la ñu daal di ko xàmmee aussi si yenn pièce de théâtre donc moom ngeen gis ñoom ñoo daal di def yokk coow seen émission bu bees bi daal. waaw li ñu bëggoon defe naa ne am nañ ko parce que voilà seen premier numéro la ñu daal di si bëggoon buzz daal di def loolu ñu daal di ko am. kon mi ngi noonu leer na yëf yi nekkul dëgg ndaxte ku nekk ci doon commentaire te choqué woon nañu bari ba ku ci nekk naan bu doon man la démb posé woon naa fi question ne ko mairie boo nekkoon ci position boobu looy wax ci saa si dafa wàcce kanam gi wan ne la moom commencé woon na déjà di xoox cur leneen li mairie dañuy dem ci beneen situation bi nga xamante ni période yi mooy mënuñu wax te duñu wax ci Covid bi. waaw Covid bi moom defe naa ne suñu vie la bokk léegi. xanaa di daal di rappeler rek li nga xamante ne moo di geste barrière yi toujours ngeen di takk seen masque wala ngeen di yor li nga xamante ne moo di seen gel. surtout ak suñu image yu démb bi nga xamante ne moo di taluma fay 12000 francs donc kii moom dafa am ful la ba tey moom la gars yi commenté. waaw taluma fay 12000 francs. image buzz la. mais au-delà de ça sax foo war a gën a mën a sensibiliser tamit ndaw ñi du rek xaalis bi sax. mais ñu xam responsabilité yi quoi. waaw responsabilité bi ñii takk masque takk protéger sa bopp la mais
protéger nit ñi aussi ak situation bi nga xam ne ñu ngi koy dund kaa yi di gën di yokk. effectivement loolu duñ si jóg di ko wax parce que comme ni ñu leen ko waxee fii ci li xew ci biir internet dañ leen di informer dañ leen di divertir mais aussi dañ leen di sensibiliser donc masque yi ñu sant pour ñu wax ko pour ñu takk ko plutôt ce n'est pas juste pour suñu protection ñun mais c'est aussi protéger ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo nekk suñu vis-à-vis suñu mag yi ndaw yi et cetera donc ñoom ñëpp il faut que ñu daal di leen protéger si toujours si kaw Covid bi Mamadou am na benn jeune ça c'est une fierté sax ma koy wax boo xamante ne il a 16 ans Mohamed Rassoul Aïdara la tudd donc moom dafa daal di créer li nga xamante ne benn robot la robot boobu nag nee na dafay aider à nu mu tuddati à voilà li nga xamante ne moo di Covid bi donc bi muy créer robot bi c'est pour xeex li nga xamante ne moo di mbas bi di Covid 19 ñu daal di seetaan élément bi pour rappel il a juste 16 ans. 16 ans. gis nga ko nii moom nga ko gis nii ci photo bi moo nekk nii il pose devant robot bi nga xamante ne moom la créé donc robot baa ngi nii situation bi li tax mu exceptionnel c'est parce que xale bi 16 ans la am. 16 ans la am mu créé robot bi nga xam ne je pense élément bi pare na. voilà mën nañ ko seetaan te ñëwaat expliquer leen ci tuuti rek ci li nga xam ne moom la créé. Restez pour vous protéger et protéger les autres. Restez chez vous. Tout déplacement est interdit, sauf muni d'une attestation dans les cas suivants. Aller travailler si le télétravail est impossible. Faire des courses de première nécessité. Faire garder ses enfants ou aider des personnes vulnérables. Aller chez un professionnel de santé si vous n'avez pas de signe de la maladie. Dans tous les cas, respectez 1 mètre de distance avec toute personne et appliquez systématiquement les gestes barrières pour vous protéger et protéger. mais ça c'est super ah ñu ngi féliciter Mohamed Rassoul Aïdara 16 ans déjà. lii kay romb na super lii pour moi c'est excellent parce que xale yi nga xamante ne dañoo am 16 ans de son âge. ñoom ñu ngi ci beneen mindset la ñu nekk comprendre nga mais bu gisee lii man damay naan que ne mën na pousser li nga xamante ne moo di jeunes yi de son âge. à ce que ñu daal di gën a tourner vers le digital parce que le digital c'est l'avenir te par rapport ak Covid bi. ça a été très bien pensé de créer li nga xamante ne moo di benn robot pour xeex li nga xamante ne moo di mbas mi. yi gën a demandé suñu autorité ñu jàppale ndaw ñi nga xamante ne ay génie lañu ñu ngi créer jëfandikoo internet wala nouvelle technologie. d'information et de la communication yu bees yi ce n'est plus nouvelle sax man bëgguma ñuy wax nouvelle technologie bi. non léegi kay ancienne la sax. léegi kay moom yàgg na technologie yu bees yi ñu koy utiliser ci sens bu baax bi maanaam positivement lañ koy utiliser xam nga ni lii ci période yi ñu nekk nii ñëpp soxla am koo xamante ni dina mën a créer ci ni mu gën a gaawee ci ay weer yu yàggul rek diggante mën a yàgg na yàggul diggante bi fi Covid ñëwee ak léegi mu créé lii donc ñu koy féliciter moom Mohamed Rassoul ci li nga xamante ni créé na ko bari na ay création wala ay sénégalais yoo xamante ni ñu ngi jëfandikoo internet wala di ci liggéey lu am solo. waaw si naka noonu dañuy dem fa nga xamante ne moo di UGB ndax dafa amante ne benn prix voilà UGB mooy Université Gaston Berger donc benn prix bu ñu tuddee prix UNESCO donc 4 étudiants ñoom ñoo ko daal di gagné benn challenge la international boo xamante ne nii dafay daal di promouvoir li nga xamante ne moo di intelligence artificielle en Afrique si à travers des productions yi nga xamante ne ay audiovisuel la donc ñoom li nga xamante ne ñoom ñooy équipe du Sénégal dañoo daal di réaliser benn web documentaire boo xamante ne ñu ngi ko tubbee le Sénégal au rendez-vous de l'intelligence artificielle defe naa ne Mamadou am nañu extrait suñ ko mënee xool te ñëwaat la benn documentaire boo xam mi ngi ci YouTube fa lañ ko dugal ak liggéey ànd ceeg waa UNESCO comme ni nga ko expliqué mën nañ leen ko dégtal tuuti ñu ñëwaat. Intelligence artificielle dégg rek laa ci am. Intelligence artificielle noo ko waxeeti. non mosuñu ko dégg. Ça répond au domaine de l'internet. Moi j'ai déjà du mal avec ma propre intelligence, alors l'intelligence artificielle, je sais pas, c'est lié sans doute à l'informatique, aux ordinateurs, aux nouvelles technologies, je pense. C'est des sortes de machines, hein, peut-être qui calculent, qui permettent de calculer. L'intelligence artificielle aujourd'hui, ce sont des méthodes mathématiques et informatiques qui permettent soit de prédire des choses, soit de les classer, soit de les reconnaître en gros pour parler simplement pour que les gens comprennent. Artificielle. Ok.
ok gis nañ ko ay mbirum intelligence artificielle waxoon nañ ko fi. ci suñu numéro yu njëkk yi li xew ci biir internet bi ci lépp la ñuy wax loo xamante ne dafa soxal internet soxal ndaw ñi ñii tamit fierté la ay étudiants yu nekk UGB maanaam université bu Saint-Louis. réaliser lii nga xamante ni web documentaire la mi ngi ci YouTube boo leen tapé UNESCO ak turu étudiants yi sax parce que ñoom équipe la boo xamante ne ni moom moo nekkoon di représenter li nga xamante ne moo di Sénégal. donc ñoom ñoo daal di jël la première place devant 9 autres équipes du continent. donc ñoom ñeent lañ Saloum Sané la tudd kenn ki. Aminata Awaña Fatima Sané ak Alassane Koringo Sagna. donc ñoom ñoo défendre li nga xamante ne ñooy les couleurs du Sénégal te Maodo Ndiaye li ma gën a neex mooy que ci équipe bi am na ñaari jigéen. bravo loolu fierté la yow tamit léegi fi mu ne nii. gars yi fu góor ñu taxaw jigéen loolu dépassé nañu wax jooju sax. non ba léegi dafay baax ñu si gën a ñaax xale yu jigéen ñi. pour toujours ñu gën a percer dans le domaine des TIC. super en tout cas ñuy encouragé di leen féliciter ñoom étudiants UGB yi jàll nañu fii ci li xew ci biir internet bi gis naa réaction yi déjà sur Facebook ñuy gis internautes yaa ngi réagir en temps réel seen ay réaction dañ koy jël parfois ñu partager doo ko ak téléspectateurs mais surtout ak yéen ci tube bi ak équipe digitale bi nekk ci ginnaaw yéen ñuy suivre Facebook Twitter wala Instagram bu groupe Futur Média wala bu TFM seen ay réaction hashtag bi da ngeen koy utiliser sunu net la boo leen ko utiliser message boo leen ci envoyé dinañ ko jot en temps réel muy Twitter muy Facebook muy beneen plateforme boo xam ne wala ci yeneen réseaux sociaux yi foo leen ko dugal dinañ ko gis muy seen ay messages yoo xam ne dañ koy daal di jot di ko partager ndoo ak yéen du ñu jóg ci di ko def chaque jour démb posé woon nañ fi question déjà gis naa réaction yi ku nekk naan ñu ana réponse tey bi démb dañoo posé woon benn question bu yàlla ne waaw wala kii kan la. waaw démb nag benn soxna lañ leen indiloon daal di leen poser la question kii kan la ci jamono bu muy nekk gën a xale ñu daal di jot réponse yi si saa si sax donc ñëpp dinañ xam ne que ne voilà am na ñoo xamante ne nag comprendre nañ que ne Mimi Touré la effectivement donc mi ngi noonu. bu yàlla ne waaw mais joxe mi ngi nii bu yàlla ne waaw. waaw mais ñoom changé wuñu mais il faut que ñu seet yu métti ñu daal di leen ko tegal. en tout cas mi ngi nii Mimi Touré la quand bi muy nekk. xale bu jigéen gis nañ Twitter ñëpp nee nañu Mimi Touré la ñëpp a trouvé. kanam bi changé wul ñu koy nuyu de passage suñu yaay boobu. bu leen fàtte loo yaa ngi ci yoon bi bu leen fàtte seen loo yi ñu ngi ci yoon bi ñu fas yéene ànd ak ndoog ak yéen ak émission li xew ci biir internet bi suñu question démb bi réponse bi mi ngi noonu très simple Mimi Touré tey kii lañ leen di proposé di leen laaj kii kan la. man de d'habitude damay xam ñi ngay proposé waaye kii moom tey moom xaw ma. démb la ko benn internet posé man mii dama sonn balaa ma ko xam mais xam naa ko nag quand même. waaw kii moom xaw ma ko. ñi ngi xaar benn réaction ku trouvé ñi ngi xaar yeneen réaction en tout cas image baa ngi nii bu yàlla ne waaw kii bu ñu indee photo tayam changement am na nag. ah bon bu yàlla ne waaw la de. ah man de j'arrive pas à savoir kanam bi ça m'est familier mais ba léegi mënumaa xam xëy na nu mu nekk noir et blanc la. ah baax na du ma joxe benn indice ñu ngi may laajte pour ma joxe indice du ma joxe benn indice bari ngeen seen ay réaction ñu koy jot ci Facebook surtout hashtag bi di sunu net déjà jot nañ fa aussi comme ni ñu koy def action citoyenne yi ngeen di def ci seen quartier gis nañ ay messages yu bari ñuy jot Médina bari na waa Fass yi Gueule Tapée Casamance boo demee aussi fële Tambacounda waa Fatick aussi démb jot nañu waa Diamaguène ñoom tamit ñuy def ay action citoyenne ci week-end bi gis nañ ay vidéo wala post yoo nga xam ne def nañ ko partagé ko ci réseaux sociaux yi ñu jëmbat garab surtout jëlaat yenn koñ yi defar ko bu baax a baax foofu ci Diamaguène te dañuy wax tam d'habitude ne souvent day taa wala dara mais bu ñu gisee ay action yi dañuy bëgg di ko partagé ndoo yi ak yéen internautes yi mais surtout yéen téléspectateurs yi di remercier di encourager jeunesse bu Diamaguène di leen wax ni nii rek la lu nekk loo leen di def loo xam ne lu baax la ci seen koñ dañ koy partager ak li xew ci biir internet bi mairie. waaw dëgg la lii moom dafa daal di rafet ndaxte comme on l'a dit ici daal du ñu xaar benn autorité locale. donc ñoom seen koñ la seen yëfi bopp la et puis li nga xamante ne da see gën a baax sax mooy li nga xamante ne moo di garab yi nga xamante ne ñu ngi koy jëmbat ndaxte loolu dafa daal di baax ndax bu yàggul rek la ñu daal di fêter li nga xamante ne moo di journée internationale de l'arbre.
dog nga ma kay demal rek waa kii waa jàmm gën. dinañ ñëw ci ñoom mais c'est-à-dire ki ma ni kii kan la. yaayam sax dafa message. déet waay. yaayam xàmmee na doomam j'espère. ah mais bien sûr. ah waaw kon baax na. ki ñu demandé ne kii kan la yaayam sax message na. ah kon baax na après nga wan ma yaay ji comme ça ma xam kan la. mi ngi noonu di wane ni yéen a ñuy seetaan partout. téléspectateurs di leen remercier aussi ci seen fidélité ak solo bi ngeen jox télévision Futurs Médias li xew ci biir internet bi gis naa réaction yi ku nekk ngi joxe sa réponse kii kan la bi ak bu yàlla nee waaw bi. dinañ ci ñëw en tout cas di encourager bu baax waa jàmm gën ci liggéey bi nga xam ni ñu ngi koy def ci seen koñ jëwriñ di ko gën a encourager moom mi nga xam ni toujours mooy jiitee ndaw jàmm gën yi leneen li mooy toujours dañuy indil ay wax yu xaw a doy waar tamit. waaw waaye tey dama dellu jamono. fàttaliku rétro waaw dama tey moom rétro laa leen indil yaa ngi fàttali jamono bi nga xamante ne dañuy yor télé yi. affaire bi image bi du baax. nga daal di génn nekk ci antenne bi. naan est-ce que yaa ngi gis loolu ba tey lan la man damay toog di laajte loolu commande bi ñuy dóor pourquoi. ba léegi nag boobu moom mi ngi am ba léegi ñu daal di xool li nga xamante ne moo des pensées rétro du jour di ñu fàttali rek li nga xamante ne ni moom lañ doon defee télé yi. pour xam ndax antenne bi mi ngi ci place am bu baax. donc qui se souvient du temps où quelqu'un partait dehors. pour tourner l'antenne et crier est-ce que c'est clair maintenant. est-ce que yow daan ñu la yónni ngay yéeg ci kaw terrasse di defar antenne bi noonu gaaw ci yéeg yi sax gënoon gaaw ci yéeg yi. bu ñu jógee foofu Mamadou toujours ci affaire antenne dañuy dem Ghana. am na ay images yu nga xamante ne ñu ngi daal di circuler depuis démb. ci benn couple ghanéen boo xamante ne dañu waroon marié donc ce jour mariage am. gars bi dañ ko woo pour mu dem monter li nga xamante ne mu di antenne bi mu bàyyi fa jabar ji dem monter antenne bi. bëgg na liggéeyam ba ci jour mariage am. dafay wane ne rek xaalisu montage antenne la takkee jabar ji loolu lay wane. loolu la wane de moo taxit de image yu Ghana bi de kooku de mi ngi nii de. gis ngeen ko nii voilà waa costume beeg yëpp. wallaay lii fi la bàyyi mi ngi bàyyi jabar ji. fële la bàyyi jabar ji ñëw di monter antenne. gëm liggéey rek bëgg na liggéeyam. ci technicien dëgg la gëm liggéey rek da ngay xalaat yow ce jour alxayri ñu ne la Maodo Ndiaye war nga ñëw présenter. bëgg liggéeyam wala mu wane ni tamit xaalisu lii la takkee jabar. loolu kese la soit xaalis bi la takkee jabar. wala dafa gëm dafa xobe am na ñu xobe nag. nañu xobe. en tout cas lii baax na gën a encouragé nit ñi ñu gën a bëgg liggéey. kon yow xobe yoo bu baax comme yow rek. da nga xobe yoo. jour mariage bi ñu la woon ne la mën na nekk may mu njëkk bi matul mu ñëw di mottali. loolu yëpp xaj na si. lii damay gën a encouragé di xalaat suñu techniciens yi nekk fii ci télévision Futurs Médias di xalaat suñu techniciens yeneen techniciens yi nga xam ne feneen la ñu nekk. gis nga fonk na liggéeyam bëgg na liggéeyam lool. voilà. non ñoom Mamor. c'était vraiment à montrer parce que lii c'est quand même exceptionnel ah. c'est quand même exceptionnel. donc image du jour. waaw image du jour nag tamit xam nga dinañ ne tey moom damaa nekk lu yàgg mais xam nga yenn saa day baax ngay toog di fàttaliku. xam nga jamonoy mëgg. yaa ngi fàttaliku man sama yaay mëgg rek lañ doon def. ana mëgg bi waaw léegi nañ ñu won mëgg yi gis nga lii defe naa ay ñoom faatu. kontaan nañu. lii ku nekk mu sakaa leetu lii ay mëgg la. létt yi nu mu tuddoon. lii mëgg la mëgg. pour man faatu la. déedéet mëgg la en général mais keneen ki li mu def de côté mooy faatu. mooy faatu wàccee. mais faatu ci kaw lay nekk. day aju ci kaw. proposer leen ñu seen ay image du jour wala vidéo du jour ak hashtag bi sunu net boo leen ko defee Twitter dinañ ko gis Facebook dinañ ko gis Instagram dinañ ko gis même YouTube. boo leen ko dugalee YouTube bu télévision Futurs Médias boo leen ci tapé ngeen def vidéo yi ngeen ñuy proposer directement dinañ jot yéen ay seen ay message ñu partagé ndoo ko ak yéen dañuy boole utile ak agréable dañ leen di joxe informer leen sensibiliser leen wan leen bu baax surtout di leen alerter ci ni ñuy jëfandikoo smartphone yeeg internet bi mais parfois ñu wan leen tamit ci liy xew ci biir internet bi yu reetaan li surtout ak image yi nga xam ni parfois dina xaw a reetaanloo wala fàttali ki yenn nit ñi. jamono comme tey yi nga indi nii ay lettu faatu yeeg. mëgg yi yeeg ci kaw. antenne di lijjanti antenne yi mais ci kaw loolu tamit Mamadou am na rubrique punchline. donc tey dañoo am benn punchline boo xamante ne ki ko def ci suñu kër gi la bokk mu di Faty Dia. suñu régie bi mënee tegal moom ñu nii nag ñu ko wan voilà dans ce quartier la route est complètement barrée parce que quelqu'un construit sa maison te lii defe naa ne lu am ci koñ yi la. mais lii Faty Dia wax mi ngi waxal ñu bari. waaw lu dëgg la dafa am ci koñ yi ku ci nekk sa koñ parfois mais xam nga surtout période nawet bi sax. da ngay gis kuy tabax. mais li jaaduwul. mais moo tax ñuy li jaaduwul sama koñ rek am na fa li jaaduwul importance réseaux sociaux yi parfois.
dinañu jéem a alerter sensibiliser mais tamit surtout di alerter autorités yi ndaxte autorités yi ñëpp a ngi ci réseaux sociaux yi. parfois dañuy xool yi nga xamante ni. duñ fa yegg wala seen tànk du fa yegg. mais parfois bu ñu vérifier bu baax dinañ ko gis. en tout cas li moo nekk tey punchline bi muy punchline bu Fatou Ndiaye di journaliste fii ci télévision ñoo nekk ci mbedd bi ñu xam ne que ne mbedd bi du c'est un bien boo xamante ne bien public la ñëpp a ko bokk. donc bu ñu jàpp rek jël route baare ko sous prétexte que dañu am jalu suuf la jalu xeer yu ñu fa war a teg. voilà ñu ngi noonu parfois tamit ay seen ay image punchline gannaaw vérification dinañ ko ñu mën a partager yi xew ci koñ yi du rek lu baax yu baax yi rek parfois am na yoo xamante ne day xaw a doy waar. te boo leen ko dugalee dinañ ko partager. voilà ñu jeexal ak vidéo du jour. waaw balaa ñoo bàyyil vidéo maire yi. waaw balaa vidéo maire yi nag vidéo du jour bi ma la indil dafa daal di nekk yow mos nga sangu taw. sangu taw kan mooy juddoo ci Sénégal bii. mais damay laajte rek. mais ku juddoo fii nii dafa am sangu taw. say jamono ak sangu taw actuellement HLM bii xoolal sangu taw bay seetaanal vidéo bi nga gis dafa am différence entre sangu taw avant ak sangu taw léegi. kii à l'aise la nekk nii. waaw non kii waxuma la nekk à l'aise sax mais xam nga d'habitude xale yi bu ñuy sangu taw dañu fay nekk di kii tout ça mais moom daal ci kaw terrasse am lu toll jël saabu ñampeem di raggu yu neex nag waaw toog ci pliantam. lu ne ngay gis ci réseaux sociaux yi lu ne la ñuy partagé ci statut WhatsApp yi parfois yu reetaanlu parfois yu doy waar mais parfois mu nekk yoo xamante ne dañuy dénoncer comme ni ñu gisee ak tweetu Fatou Dieng bi journaliste télévision Futur ci télévision Futur Média li mu partagé ci koñ yi xam naa dafa doon xëy suba di génn rek otom baare xol bi tàng bu jékki-jékki posté loolu amul feneen fu mu ko waxee. yaa ngi dugg ci partagé leen tooñ rek ngay def. gis nga image bi nga indi vidéo du jour mais tamit am na beneen image boo xam ne gis naa ñu koy partagé ci réseaux sociaux yi balaa ñoo jeexal mooy Sénégal mi mayee ay ambulance Guinée Bissau gis naa ku ci nekk di ci commenté nag mais maye dafa baax. waaw maye dafa baax yéwén dafa baax waaw yéwén dafa baax donc lii aussi c'est une action à saluer. li nga xamante ne moo di don de 3 ambulances médicalisées bi nga xamante ne président de la République du Sénégal moom moo ko may ki nga xamante ne mu di Guinée Bissau. am na ku commenté ne commentaire la appui bu important la dans le cadre de la lutte. waaw mais ba léegi rek nañu bokk rek. xam nga sous région bi ñoo bokk nekk la voilà ki loolu la wax nee na ñun yoruñu dara mais ñu ngi maye. mais sous région bi la ñun ñoo bokk te comme ñun ñëpp dañuy bokk di xeex ndaxte xam nga li nga xamante ne moo di Sénégal ak Guinée. daal na ko benn la boo xeexee Sénégal ba Covid ba dem fa te demul Guinée. tamit day nekk zéro parce que ñi nga xamante ne Guinéens dañuy ñëw Sénégal am na Sénégalais yu dem. léegi amatul donc nañ leen maye rek. waaw nañu maye rek mais de Covid bi nag dafa ndax ñu ni dañuy may kat bul fàtte. waaw mais Covid bi dafa tax ku nekk mën a xoolaat sa bopp. xoolaat nooy gën a lijjantee sa kër. xool mu gën a dox. Covid 19 bi moom du rek sensibilisation bi yooyu mais parfois dafay wane waale bu baax côté yi nga xamante ni mooy xaw a ñuul ci dëkk bu ci nekk nag partout dans le monde Sénégal ak France ak États-Unis ku ci nekk parfois yëf yi dafay wane ni ngay jàdd goosee ci sa côté plateau médical. donc ñu jeexal ak maire yi mais balaa boobu mën nañ tàggoo jox leen dig daje ba suba mais gannaaw dañuy remercier bu baax équipe technique bi nekk ci ginnaaw ak réalisateur beeg ki nga xamante ni aussi moo ñu doon jàppale ci éléments yi di Youssou Silla gërëm Vieux Diouf ak waa équipe digitale bi nga xam ñu ngi ci ginnaaw pour ngeen am lii di émission bi en temps réel ci Facebook bi boo demee Facebook page Facebook bu télévision Futurs Médias di ngeen ñu gis en temps réel YouTube après émission bi mën ngeen ko seetaan replay ko mën ngeen ñoo suivre ak hashtag bi di sunu net bépp vidéo wala image wala li ngeen gis ni won nañ ko mën a partager ndoo ak yéen téléspectateurs yi yéen internautes yi mën ngeen fa posté ñun tamit dinañ ci jël gëstu ci gën ko mën a xool ba liggéey ci. waaw merci Mamadou di massawu encore une fois Youssou Silla parce que sonal nañ ko trop mais si liggéey bi la bokk di remercier ñi nga xamante ne ñooy équipe technique bi nekk ci gannaaw à la réalisation. di leen jox dig daje demain toujours à la même heure c'est 13h30 jàpp 14h pour lépp li nga xamante ne moo di li xew ci biir internet bi donc le journal des réseaux sociaux et de tout ce qui se passe en général dans les réseaux sociaux donc à demain ciao. Restez connectés. Sëñ bi mooy borom daaru 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 sëñ bi